ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen waa région ñu dellu si waat ci seen émission li ci réew mi tolluwaay réew mi ak dundu askan wi la ñuy waxtaanee. ñaareelu xaaj bi dañu koy jagleel dund ak nekkinu askan wi ci sa commune. dañu gis ne Kayor barab la boo nga xamante ni barab bu naqaree dëkk la. ñu bari jàpp ni ndóol gi donte wuleewu fi ñaay itam am na fi aw lacc boo nga xamante ni am na ko ci yow naka nga fas yéene jàppale saw askan ba ñu génn ci ndóol boobu. waaw jërëjëf Ndiaye. damay wax ni Kajoor xam nga ñoom lu ñu xam bay ak sàmm ak itam am na fi ay métiers yoo xamee ni yu xarala yoo xamee mën nañ ko ci wàllu artisanat ñett yooyu soo ko génnee ci Kajoor dara desatu fi nit nag buy bay da nga xamee ni dafa bëgg a dunde ñaxam boo koy dimbalee da nga koy dimbalee ci mbay ma yàlla dafa am lu mu def ci suñu suuf si ñun suñu suuf si ci Kajoor xañ na dinañ ci yéeg si di ngeen gis ni suuf la boo xam ne dafa am phosphate bi yamul rek ca Mboro ak Daaru Xuddoos ak Taïba Ndiaye gis ngeen recherche yi ñu fi def jóge Pire ba dugg si biir Mérina Dakhar jaar Ngaay am na alal ju fi nekk phosphate benn njariñ rek la am mooy naka lay defaree engrais pour yokk mbay ci àdduna boo ci deful loolu amul leneen loo ci def kon nag dañu jàpp ni réew mi comme suuf si xaw na sonn dañu war a def programme boo xam ne dañuy fexe ba doolelaat suuf si kooku mooy premier élément deuxième élément nit su fekkee ni dafay liggéey ñetti weer bëgg a tëdd juróom-ñeenti weer ñetti weer mënta dundal juróom-ñeenti weer loolu nag li ko indi mooy mbayum nawet li ko mën a saafara mooy ñu fexe ba def fi ay forage yoo xam ne nit ñi dinañu bay noor di bay nawet ndox nag am na fi parce que ñun dañu nekk ci zone boo xam ne mën naa jàpp ni ci Sénégal ñoo fi ëpp ndox ñoo fi gën a neex ndox ndaxte ndox mi soriwul mi ngi entre 35 mètres et 60 mètres amul benn teen booy gas dugg ci li ñuy tuddee Éocène te doo gis ndox boo xamee mi ngi ci biir calcaire bi te ndox bu doy la ndox bu amul xorom la bu neex a jëfandikoo la moi je crois que loolu mooy li nga xamee mooy suñu combat président xam na ko moo tax mu taxawal le programme d'urgence de développement communautaire parce que programme boobu ñun ñi ngi ciy séntu ñaari forage ci suñu biir commune boo xamee bu ñëwee mbay bi dina law beneen bi ci des mooy xam nga UEMOA Union économique et monétaire ouest africaine dugal nañu fii projet fii ci Dior ci sama biir commune la boo xamee 1,5 milliard la boo xamee lan lañ ci war a def ñetti forage moom ñu ngi ko tudd sax projet multiforage boo xamee ni 50 hectares laa leen délibéré pour que ñu mën a indi am mbay moo xamee ni jigéen ñi ak xale yi ak góor ñi nga xamee ni sawar nañu te nekk ci biir Kajoor mën ci liggéey mën a yokk koom-koomu réew mi man dama jàpp di réew boo ci nekkee boo bëggee dimbali nit ñi da ngay seet fa mu fay lay seen tawat nga jàpp leen ci loolu beneen bi ci des nag mooy ngaay dañuy wax kuure ngaay mais xam ngeen ni kuure ngaay du waa ngaay rek parce que kuure ngaay bu ñu koy wax kuure njawar mi ngi ci kuure dekk mi ngi ci kuure yi ñu gàtta ñi ngi ci suñu dëkk yëpp ngi ci te yooyu yëpp ci suñu biir communes yi ci la ñu nekk ñoom ñoo fiy jóge di dem di liggéeyi foofu dans le cadre de l'intercommunalité mooy ñu boole suñu doole ñun ak ngaay ñun ak Koul ñun ak Pekes mën nañu fexe wax dëgg yàlla ba def ay projets yu am solo yoo xamee ni nit ñi dañ ci gis seen bopp bu ko defee njariñ li mën a baawaan. voilà su ko defee njariñ li mën a baawaan mais itam lu aju ci doxalinu parti au pouvoir wala coalition bi nga xamante ni moom la yore ci noonu la ñuy tàbbee ci wàllu politique dañu gis ni am na lu ñu dëgmal muy am juillet 2017 at mi ñu nekk. fii lekk ay weer ci carton suñu borom. mais gis nañu ni xiiroo ak ngaayo bi ak xëccoo kilifteef bi dafa bari lool ci seen parti est-ce que loolu bokkul ci li néewal doole bu ñu yeggee ci bés boobu. waaw xam nga parti moom su fekkee dafa nekk ci pouvoir ni ñu koy waxee jeeg bu jaree day bari ay nit yuy jamale ci moom
bu rafete parti nag bu nekkee ci pouvoir day mel ni jeeg bu rafet kon ku ci dugg rek da nga naan man war naa ci am lii war naa ci am lii mais nag nañu jàpp ni président bi nga xamee yàlla dogal na moom moo créé woon parti bi ba yàlla jox ko pouvoir na ñëpp jàpp ni parti bi joxu ko pouvoir bi nit ñi ñoo am yéene dem jàppale ko ba yàlla jox ko pouvoir bi te loolu moom xam na ko bu baax dëgg la nag du bàyyi mukk partem du bàyyi mukk ñi ko jàppale woon mais xam na ni am na sax ay sénégalais yoo xam mosu ñoo bokk ci benn parti kenn mosu leen jël ci benn parti te ñooñu ñoom ñoo fobu woon ni kii daal nañu ko jël dénk ko réew mi kon nag coow li mën na am mais dama jàpp ni bu ñu goree ci wàllu lii ñu jëm ci wàllu xëccoo yi nit ñëpp dañu war a góorgóorlu ba nit ñi bindu d'abord parce que dama jàpp ni bindu ci liste électorale loolu du question politique kooku action citoyenne la kooku politicien bi war na ko def ki gën a yeewu keneen ki war na ko wax demal bindu ji parce que yow da nga bokk ci réew mi te bu ëllëgee bu ñuy tànn da nga war a bokk ci ñuy tànn nekkul loo xamee ni politicien moo ko war a def ñëpp ñoo ko war a def dëgg la nag politique day jàngal nit ñi askan wi pour ñu am ay comportement citoyen mais loolu devoiru ñëpp la man defe naa loolu mooy débat bi en tout cas ñun li ñu concerné fii ci Tivaouane mën naa la wax ni téeméeri junni nit bindu nañ fi te man jàpp naa ni sama objectif pour que biir Tivaouane mooy ñu fexe ba ñaar téeméeri junni ak ñaar fukk bindu fi te loolu mën na nekk. est-ce que loolu yéen a ngi ciy dox. bu baax a baax saa bu ñu xëyee nit ñaa ngi ñëw ñoo ngi dem di bindu ji ñoo ngi leen di yombalal bindu bi ñoo ngi leen di dajale ñoo ngi leen di sensibiliser di wax ak ñoom pour ñëpp bindu. am nañu tam ay commission yoo xamee itinérante la yoo xamee ni dañuy dem ci dëkk yi nga xamee ni nii am nañu jumtukaay yu mën a tax ñu yóbbu fa matériel bi ñu jàppale leen pour ñu bindu parce que am na mag ñoo xam ne kenn mënu leen déplacer te loolu nag mi ngi dox te fii may wax ak yow wax dëgg yàlla ci suñu biir département ci suñu biir région yàlla xam na ni mi ngi dox. Kayor des profondeurs gars yi dañu décrier manière bi ñuy defee politique ñu bari dañu jàpp ne seen apport au sein de Benno Bokk Yaakaar taxu ko demee noonu Kayor des profondeurs seen apport politiquement parlant je veux dire njëkk ci Médina Dakhar law ba ci géopolitique bi ca Tivaouane apport bi naka la demee. waaw xam nga man léegi sax terme Kayor des profondeurs bi dama koy bëgg a dindi ndax dama jàpp ni kajoor rek la ca jamono Pout moo doon suñu frontière ca jamono Pout moo doon suñu frontière li nga xamee ni yëpp nag moo xew ci biir Kajoor mooy ñu seet rek ku nekk gox ba nga nekk na nga ca mën a liggéeyee ñu ànd lënkaloo ba li ñu bëgg ci wàllu politique li ñu bëgg ci wàllu koom-koom lu ñu bëgg ci wàllu doxal réew mi ñu seet fan lañ koy jaar ba mën ko doxal réew nag ku ci nekk il faut nga am yaakaar te dañu ni booy yuuxu xam nga fan ngay jubale sa gémmañ fi nga yaakaar wàllu ñun dañu ànd ak président Macky Sall defal teraanga ju rëy département Tivaouane waxuma rek ci wàllu li mu def ci biir Tivaouane nga xamee ni jullit yépp ko moom képp kuy jullit bég nga ci mais Macky Sall li mu def fii ci wàllu centrale solaire ñaari centrale solaire a ngi fii ci biir département Tivaouane bu Santhiou Mékhé ak bu Mérina Dakhar 60 mégawatts nga def benn centrale fii ci Taïba Ndiaye de 70 mégawatts war a defaat centrale éolienne ci Taïba Ndiaye de 90 mégawatts war ak centrale bi ICS inauguré fan yi de 20 mégawatts ak beneen centrale à charbon bu ñu war a def foofu ci Mboro mais kooku yow tam c'est 500 mégawatts 500 mégawatts ba Sénégal ba léegi mosuñu am 500 mégawatts yu daje. kon nag ku mel noonu soo ko amee mu lay jàppale ci wàllu di la jàppale ci wàllu mbay mi di la jàppale ci wàllu napp gi nga xamee ni moom mooy sa koom-koom di la jàppale ci wàllu sa wérgu yaram ndax bu fekkee sa yaram wérul doo mën a def loolu parce que bala nga naan naam da nga fay ne bala boo ko tallul doo ko def ku mel noonu nag bu la ci jàppale ci secteur yooyu nga xamee ni c'est des secteurs vitaux kooku nag loo man mooy delloo mais teew ñi ngi ci wàllu mbay mi ak wàllu càmm gi ba léegi le problème reste entier et puis problème mu désenclavement bi gars yi ñu ngi koy wax boobu ak léegi. non désenclavement encore une fois dama lay wax lan moo indi PUDC xam nga gis-gisu président moo doon dama bëgg
réew mi bu ñu koy nattati ñu bañ ko yemale Dakar wala bañ ko yemale biir Ndar wala Kaolack fa capitale bi nekk ak Thiès place de France mais nañ ci dugal gox-goxaan yi nga xam ne dañ cee bokk. xam nga man jaay damay wax toujours ni courant par exemple nañ jël exemple courant xam nga courant Senelec bi ko yor délégation de service public la yor délégation de service public mooy courant bii su ma dëkkee ngi gis am lu ma fayee courant def demande pour nii nañ ma indil courant Senelec dafa war a indil courant parce que service public dafa am lu mu bañ mooy bëggul discrimination dafa bëgg képp ku bokk ci réew mi rek soxla ko boo sàmmonte ak charte yi ñu teg ñu mooy le cahier des charges Senelec ñu indil la ko dëgg la nag boo nekkee réew bu ndóol soo ko bëggee dañ naan waaw mais xëcc fii courant ba ngi gis pour benn client loolu vraiment c'est pas économique su ko defee ñuy xool priorité yi mais da nga xam ni du lu ñuy maye c'est pas un luxe. dafa nekk droit boo xamee ni képp ku nekk ci réew mi soxla ko dañ la war a jàppale ba yóbbul la ko foofu gis nga gis-gis yooyu président am ci nii na ñëpp am courant xam nga xëy rek nii damay def taux d'électrification rurale de 60% mais kenn ñi ma koon wax c'est-à-dire que booy jógee ci ay 20% am na sax ay zones yoo xam ne 5% la xam nga man mairie Ndakaar gi xam nga ñaata la woon 7%. 7% juróomi dëkk rek ñoo fi amoon courant kel gii te biñ koy am kat indépendance sax amaguñ ko woon indépendance sax amaguñ ko woon waaw léegi moom muy dem ba sama ngi gis gële am na mag ñoo xam ne ku leen yeewoon ni lamp yaa ngi tàkk ci guddi gi dañu naan mais loolu mënul nekk yoon yii ñu def diggante kel ak mairie Ndakaar def ko diggante kel ak bëdd def ko diggante kel ak Ngajaga te incha allah day dem ba battal dem ba jokkul tabbi mais yooyu dafa am solo buñ ko xeeb même la question de la sécurité nit ñi sax daf koy régler wul rek problème santé dafay régler waale même les questions de sécurité te gis ngeen nit ñi jooy bi ñuy jooy ci wàllu jur géeg sàcc ñi leen di sàcc mais bu fekkee ni amul ay yoon yoo xamee ni bu ñu la kiiwee nga mën a kardin yi fan nga koy defee gendarmerie du mën a dugg donc c'est des questions yoo xam ne question la yoo xam ni c'est des questions vitales moom la ko tubaab tuddee. kon nag yooyu bi mu demee ci àll bi gis ko di waxee tam ay nit parce que président tëjuwul am na ñu muy waxal ñu koy wax jafe-jafe réew mi ak jafe-jafe li nga xamee ñoo nekk ci àll bi day tax mu intégrer éléments yooyu ci loolu nag la sukkandiku pour defoon son programme yoonu yokkute te ci loolu la nekk pour réaliser. monsieur le maire yéen waa coalition benn bokk yaakaar xam nga li wala fi naan musuma leen mbaaw yéen dafa mel ni gars yi duñ leen seen mbaaw de ah parce que coalition bi Diop Sy taxawaloon moo ñëwoon fekk si benn bokk yaakaar ba taxoon ngeen am ndam ci élection locale yi loolu la nit ñi wax en tout cas parce que élection législative yi la weesu waa réew mi ñoom ñoo gàddu woon ndam lii gis nañu tout récemment député Diop Sy ak coalition génn nañu benn bokk yaakaar en tout cas fii ci Tivaouane parce que dañu ni doxalin wi tegul ci yoon naka ngeen mën a def ba régler situation boobu. waaw damay d'abord corriger tuuti parce que élection législative yi mujj ñu defoon ko en 2012 ñun ñoo ko gagné benn bokk yaakaar moo ko gagné. ñun ñoo ko gagné ci la ñu demee coalition benn bokk yaakaar gagné ko dañuy ci la ñu fale député yi nga xam ne tey ñoo nekk ci douzième législature. beneen bi ci des mooy coalition bi ngay wax mi ngi am ci élection locale yi ñun ñu ànd ak Diop Sy ci biir commune Tivaouane alors xam nga man Ndiaye damay wax toujours ni bët ak lamañ ñoo dëkk waaye dañuy jote xam nga bu ñu nekkee ci coalition dans une commune mën na am ay frustration kii ni man mer naa parce que bi ñuy def lii waxuñu ma ko wala dégguma mais xam nga loolu amul solo xam nga lan moo am solo mooy ñu mën a toog waxtaan te gis nga maire bi nga xamee ni moo nekk ci Tivaouane Diagne Sy Mbengue jàpp naa ni nit ku dal la nit koo xamee ni mënees naa wax ak moom jàpp naa tam Diop Sy c'est un grand responsable kon ñoom ñaar jàpp naa ni war nañu mën a toog waxtaan ba frustration yooyu ñu dépassé ko gis nga man loolu tiitalu ma parce que jàpp naa ni
et du ma wax sax ni dama naan c'est un épiphénomène lu war a xew rek la parce que ci biir kër yi sax dañ fay nekk jekk beeg yàgg sa soxna ngeen jote mais du tee après ngeen waxtaan jubo dama jàpp ni daal coow bu ñu fi mënta lijjanti amagul lépp lu ñu fi war a mën a lijjanti ci suñu biir dinañu mën a toog waxtaane ko ba jubo en tout cas man li ma concerné fii ci mairie Ndakaaru mais particulièrement ci département Tivaouane mooy fexe ba ñu war a ànd ñëpp ànd. c'est-à-dire régulateur social nga bëgg def sa bopp. non moom nga doon. non man xam nga non je suis un homme de consensus. mooy koo xamee ni dafa bëgg boot ñëpp ñu ànd pour mën a jox président li nga xamee moom la soxla mooy ñu jox ko majorité xam nga majorité doyul dem rek assemblée am majorité doyul dañ koy jox loo xamee ni bu nit ñi wotee ba pare ñu compter ñi wote ñëpp ñu ne daal téeméer bu wote président am na ci juróom fukk ak juróom bu boobaa majorité bi dafay dëgër. waaye majorité rek avec le système scrutin bi ñu am loolu doyul dañ ko war a jox nit ñu takku yoo xame ni moom xelam dina dal xam ni li mu doon liggéey ci réew mi yëg nañ ko jot nañ ci xam nañ ko te jàppale nañ ko pour gunge ko ba bu demee 2019 mu gagné royalement am deuxième mandat yeggale mission ci wàllu bindu bi jàpp naa ni xam nga réew boo ci nekkee am ci wàllu gouvernement ñoo xamee dañuy saytu bindu bi parce que kooku mi ngi tegu ci kaw le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique moo am ay services yoo xamee ni dañ leen jox ay mission wax leen ni na ngeen bind nit ñi ñu fixer même benn plancher ñi di dañu war a egsi ci 4 millions d'électeurs inscrits bu ñu demee ci app bi nga xamee moom lañ ko joxal li may jëkk a jàpp mooy ñooñu il faut ju wóolu leen te man wax dëgg yàlla ci rythme bi ma gis ñu koy def jàpp naa ne bu ñu demee ci app bi ñoom fi ñu bëggoon a yóbbu dinañ ko fa yóbbu jàpp naa ne sax dañ koy weesu léegi nag Sénégal moo mel noonu bu mbir commencé taxaw coow bi dafay bari awma fii awma appareil ñun amuñu commission mais gis nga bu ñu demee ba ci kanam ba commission yi am fu ñu paree ñu leen di jël di leen déployer di leen yóbbu ci fi nga xamee ni dafa am ñu des dañuy dem ba yàgg wóor na ma ni dina am commission yoo xam ne dañu toog fan ba au lieu ñu bind téeméeri nit ak juróom fukk ñuy bind juróomi nit wala ñuy bind fukki nit ci question boobu awma ci benn doute ci ni incha allah foofu dañ ko yeggale. alors beneen bi ci des muy laaj bi ci wàllu département Tivaouane man dama jàpp ne département xam nga département bu bare ay kàngam il faut nit ñi commencé di ku nekk bëgg a yëkkati sa loxo ni mën naa lii mën naa lii waaye nag li ñu war a jàpp rek mooy képp ku yëppati sa loxo ni mën naa lii wala mën naa lii na nga jàpp ni da nga waat ci ni mën nga yóbbu président ba jox ko majorité boo xam ne dafa confortable ci biir département loolu nag ku ne mën nga yëkkati sa loxo ni mën naa ko waaye nag ñëpp duñ ko mën kon nag mu nekk liggéey boo xamee ni boo ko bëggee jiite wala nga bëgg ko def da ngay d'abord nekk un homme de consensus nit ñi dañuy ñëw ànd ak yow nga buñ la tuddee ñu xam la ci réew mi yépp ndax Kajoor dafa yaatu loolu nag su fekkee condition la boo xamee ni nii remplir nga ko ba pare yàgg amanteeg nit ñi yàgg jëflanteeg nit ñi seq ak ñëpp jàmm te yàlla def itam teraanga bi nga am yaa ngi koy bokk ak nit ñi te mosoo ko leen koo xañ yaakaar naa ni buñ la joxañee nit ñi dañu war a mën a ànd ak yow te li président bëgg parti bi bëgg ko moom ci boppam mu bëgg ko parce que dafa bëgg ñu gunge ko pour jox ko un deuxième mandat pour mu yeggale mission ci Sénégal bu boobaa dina mën a nekk lu dul loolu nag jàpp naa di jafe-jafe lay jur. jërëjëf président léegi yegg nañu ci rubrique bu mujj ci émission bi mu di kii kan la benn photo laa lay won président photo bi ma la won photo kan la. waa kii sama frère la Serigne Mboup. Serigne xam nga dama yàgg ak moom parce que Serigne bi mu nekkee CEG bu Tivaouane di def 6e laa ko xamal 1968 maa ngi moom mu nekk kër suma benn papa bu ñuy wax Tahir Fall nag nekkoon ancien combattant nekkoon blessé de guerre nekkoon suma xaritu papa ñu blessé woon leen le même jour kon Serigne yàgg naa ko xam. yàlla def itam ñu bokk jàngandoo bokk liggéeyandoo
Petrosen. et mu nekk Sarr ma jógee fa mu ñëw remplacer ma. ku ma xam la. ba pare mu dëkk Pire nag. nekk nag suma xarit nekk tam kenn ci président Macky Sall. ñu bëri nee nañ tombé moo waral ay gaaf li tax ma indi photo bi parce que dañu ni yéen ñaar daal am na ko ci topp moromam quoi. parce que Petrosen yàlla moo ko def après Sarr yàlla moo ko def après politique APR yàlla moo ko def nga bëgg a diriger mu bëgg a diriger wala say militant bëgg nga diriger moom ay militant am bëgg mu diriger quelque part est-ce que gisoo ni les leaders politiques locaux war nañu mën a assainir la base pour sommet bi mën a tegu ci yoon. waaw dama jàpp ni maag Serigne daal waruñu mën a xëccoo ci rek liggéeyal président waruñu mën a xëccoo parce que ku ci nekk ci ñun xam na lu sa morom ma ne yaakaar naa ni bu ñu demee ba nga xamee ni nii maag Serigne rek a ci des ñu ne Serigne demal wala ay meeru demal wala keneen demal yaakaar naa waxtaan bi war na mën a bañ a yàgg ndax xamante nañu. te ñi bokk teen ñooy laxasoo ay goj. ku ci ne xam nga sa waay la mu man ak la mu antan ak la mu mën a dékku kon defe naa ni Serigne boobu moom y a aucun problème jàpp naa ni daal bokkul ci koo xamee ni nii yaakaar naa ni mën nañu dem ba ëllëg surtout ci lu jëm nag ci luy dooleel président Macky Sall mu ciy wax loo xamee ni nii mën na xajamal dara loolu mënul nekk te man itam du ma ko def nag. voilà président maa ngi lay gërëm di la sant. du woon piège de du dara dama ko def rek parce que émission bi moo ni demee loolu moo tax te ma gis ne yéen ñaar bu kii awee fii bu demee moromam ñëw bu moromam demee mu mel ni daal yéen ñaar dafa am benn rivalité boo dañuy ping pong déedéet loolu sama xalaat la ñu ngi leen di gërëm di leen sant waa Kumba àndal di ab hôtel nekk fii ci kel bi nag tuuti ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñi teew gërëm nañu leen sant nañu leen gérant hôtel bi itam ñu ngi koy gërëm di ko sant ak personnel bu extraordinaire bi ñu fi fekk sous-préfet bu arrondissement bu Médina Ndakhar itam ñu ngi koy gërëm ndax mabba suma juumul bi mooy 3e fois ñuy amal émission ak kilifa préfet wala sous-préfet bu douane ba daal di ñëw teew ñu di ko gërëm di ko sant moom nag moo jiite arrondissement bu Médina Ndakhar ñetti commune ñoo ci nekk mu di Koul Pekes ak Médina Ndakhar sous-préfet bi nu mu tudd. Njaati Bakhoum. Njaate. Bakhoum. waaw Bakhoum. Njaati Bakhoum. voilà Njaate Bakhoum kon jaajëf sa liggéey rafet na ñu bëri ñu ngi koy rafetlu rawatina askan wi te ndere askan wi moo koy rafetlu kon. président de la république war na ci mën a bàyyi xel ndax ñi ko fi toogal bu ñu def liggéey bu tegu ci yoon war na cee mën a teg bëtam préfet bi wute nag yeneen préfet yu dingat de. waaw préfet bi jàmbaar la boo xamee ni wax dëgg yàlla ci wàllu liggéeyam ak ci wàllu taxawu askan bi li ko ci war yëpp mi ngi koy def kon ñu ngi amel nañ ko njukkal léegi nag dafa am loo xamee ni Ndiaye Dos mën nañu tëj te waxuma la dama bëgg a xamal Sénégal yëpp ni fii ñu defee comme ni nga ko waxee émission bi fii ci Kajoor la parce que nit ñi mën nañu gis image bi rek dafay da nga dem ci hôtel yi rek di wax mais Kajoor la te doomu kel bu ñuy wax Pape Diop moomu jël alalam ñëw tabax ko fii yàlla def na nag génn na àdduna kon ñu ñaanal ko yàlla fa mu nekk ci àllaaxira yàlla na ko gënal àddunaam te xale yëpp a ngi fi mu continuer di ko gérer te loolu gëm boppam gëm kel xam ni war na fi def dara moo tax mu def loolu def investissement bu toll nii fii kon àll bi wax dëgg yàlla amatuñu nag wax dëgg yàlla àll bi nag mi ngi bëgg a jigee dafa mel ni dafa méngoo rek li président bëgg àll bi jigee taax yi parce que nag fii ku fi ñëw itam man fee dal man fee nekk émission bi li ñu fi def yëpp fii la kon nag génnuñu fenn génnuñu biir Médina Ndakhar ñoo ngi woon ci biir Médina Ndakhar. le retour des Sénégalais de l'extérieur bu ñu jëlee misaal ci rahmatullah alayhi Papa Diop yaakaar naa ne dina mën a jàppandi te it dina mën a sotti ñuy ñaan suñu borom bi xaare ko arjana te it njaboot gi mu fi bàyyi itam suñu borom bi teg leen loxo ba ñu mën a continuer œuvre yi nga xamante ni moom la fi defoon moom mooy di rahmatullah alayhi Papa Diop yàlla na yàlla yokku leeram jàmm ak jàmm ba beneen yoon ci seen émission li ci réew mi sur la chaîne leader
Sen TV Mbaye Samb itam duñu ko fàtte benn yoon ndax sunu confrère la jàpp na itam ci liggéey bi ba mu sotti jaa ngeen jëf.